aouzu billahi samiil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp seen kaddu point net ngeen ànd ak seen mbokk taalibe El Hadji Malick Dramé tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci seen rubrique bi ñu leen miinal muy religion ak politique nag comme ni ñu leen ko waxee woon rek day concerner lépp loo xam ni jàmmi réew mi la ak classe politique bi waaye ak sëriñ si ak lépp réew mi rek le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel tey nag ñu bëgg a wax ci benn kàddu goo xam ne bi ñu ko déggee damay wax ni ëpp naa bañ a wax ndax dégg nañ sëriñ Moustapha Mbacké sëriñ Moustapha Mbacké abi man yàlla dogal na miinuma ko sax waaye buñ nee Moustapha Mbacké rek ñëpp dañuy xam ni njaboot la ci Cheikhul Khadim mu def appel boo xam ni damay wax ni fi mu ko defee foofu la te ñëpp ko war a apprécier ba pare appuyer ko moo tax seen kàddu comme daf fee nekkal réew mi ak lépp luy njariñu askan wi ñu fas yéene ci joxe sunu xalaat loolu dañuy wax ni sëriñ bi kontaan nañ ci ndax day baax nag bu nit defee lu baax ñu tàcc ko ba ñëpp xam ni lii lu baax la mbokk yi lan la def mooy nee na nañu toog waxtaane réew mi loolu nag fii ma toog tey ku ko xam ni ki fi daan toog di Serigne Moustapha Cissé son excellence ambassadeur nga xam ni yàlla na ko yàlla yërëm histoire du ko gaaw a fàtte nekkoon na ci kenn koo xam ni bu réew mi daan toll fii daan na yëkkati kàddoom bokk ci ñiy delloo siwaat réew mi te mbokk yi nag réew mi bu ñu waxtaanee rek ñu teg fële nag ay intérêt personnel ñu jël intérêt Sénégal te réew mi soxla na dialogue moo tax ñun dialogue boobu dañ koy applaudir dañuy wax ni sëriñ bi ñu ngi la ci encouragé te ragal nañ ni kenn warul xaar nga woo ko ci képp koo xam ne réew mi ñor na ko rek daf la cee war a wuyu ndax réew mi nag bu ñu demee ba jaaxle solution bi fenn rek lañ ko war a jëlee ji mooy ci daara ji ndax daara ji moo mus di joxe solution yi kon kenn ci doomi daara yi di deretu Serigne Touba bu wootee dialogue ñun de duñu xaar ku ñu ci woo apprécier nañ woote bi waaye nag dama bëgg mu bañ a nekk comme dialogue yi fi daan jaar ndax Sénégal buñ ko bëggee régler nag il faut nag ñu waxtaane ko ndax dañuy wax ne nañ ko def joo gis nañ ko wax moo koy jiitu wolof ni yenn kati xëddeen dañuy yégoo wolof dañuy yenn kati xëddeen dañuy yégoo réew mi ñun rek ñoo ko bokk ñun ñëpp jàmmi réew mi rek lañ bëgg te Sénégal kenn yéenewu fi lenn nit lu dul jàmm con li ma jàpp ndax am na benn mag boo xam ne daan na wax ni réew mi bum goo fi nas sa tànk nga koy yeew ndax Sénégal dafa xat goo xam ni dara xaju fi waaye bu ñu waxantee dëgg nag réew mi tey soxla na ñu toog ci taabal waxtaane ko ndax élection yi ñu jëm dafa am ay enjeu élection yi mooy opposition bi li ñuy revendiquer wax nañ ko mu leer ñoom nee nañ ministre de l'intérieur d'accord ñu mu organiser élection yi ñoom loolu la ñu wax opposition bi li ñuy revendiquer mooy Khalifa Sall nañ ko génn ci kaso bi opposition bi li ñuy revendiquer mooy Karim Wade dafa war a bokk ci élection yi loolu wàllu justice la ndax ñun duñ ci dugg mais loolu lépp war nañ koo mën a waxtaane mbokk yi ñu bàyyi xel nag le président son excellence monsieur le président de la république yow la sénégalais yi tànn fal la te bi ñu lay fal nag dañ la fal ci ay moment yu jafe gisoon nañ fi ñu baree bari sénégalais yi dummóoyu leen sanctionné leen wan leen ni yéen doyu leen ñu ànduñoo ak yéen ndax candidat yi bari woon na ñi la wër ñëpp ay candidat lañu woon mais sénégalais yi dañ leen a sanctionné amoon ci yow yaakaar nag wax dëgg yàlla monsieur le président amoon ci yow yaakaar ndax sa expérience ak sa jaar-jaar ak fi nga jaar pour mën a fi nga jaar jiite poste yi gën a rëy ci réew mi nekk ministre de l'intérieur nekk premier ministre président assemblée nationale rampe ba jël pouvoir kon tey bu ñu demee ba ñu toll ci ñaari weer ci ay élection réew mi lu la waay mën a wax mooy dañoo soxla tey toog ci taabal waxtaane ko Sénégal naka jekk dañ ko mus di waxtaanee kon appel boobu monsieur le président
dañ lay wax ni buñ ci dugal politique buñ ci dugal politique ndax buñ ci dugalee politique rek day échec nañ yóbbu ñoo xam ni ñu am courage lañ ñu mën a jàkkaarloog ñu jàkkaarloog président ni ko monsieur le président dialogue bi nii ak nii la war a demee buñ fa yóbbu ñoo xam ne dañuy revendiquer ay passeport diplomatique ndax encore une fois sëriñ si il faut ñu xam seen responsabilité buñ fa yóbbu koo xam ni day régler ay projets yi boppam tey nañ teg projet yépp ñu jël projet réew mi le Sénégal d'abord ñu fexe opposition bi ak pouvoir bi toog ci taabal waxtaan Sénégalais yi bu tànn jotee ñu tànn ku leen neex mu nekk dialogue bu sincère am na dialogue yu fi jaaroon mu bañ a mel ni dialogue yooya dialogue boo xam ne bu ñu ñëwee dañuy dajale nit ñi ñu jël micro bi jox ko ay nit ñuy taggaate loolu nit ñi taxu leen a jóg day nekk dialogue bu sincère boo xam ne opposition bi dañuy toog société civile bi toog sëriñ si xam li xew toog bu ma nee sëriñ si xam li xew mooy les intellectuels religieux ñi nga xam ne xam nañ enjeu yi ñu toog ñu waxtaane Sénégal kon loolu dañ koy appuyer mais na nekk dialogue bu sincère ndax bu sincère wul it nit ñi dañuy tasaaroowaat nit ñi kenn moomu leen Cheikh El Hadji Abdou Aziz radiyallahu anhu boo gisee wax naa ko histoire du ko gaaw a fàtte mooy dafa lépp lu mus a nas ci dëgg la ko teg koroog bi Sénégal ak Mauritanie yëngatoo nga xam ni koroog man waxtaan naa ak benn kilifa bu mag mu ni ma koroog Mauritanie dañu braqué seen char yi pour maanaam Saddam Hussein mi fi nekkoon dafa jël ay charam braqué ko pour jëmale ko Sénégal pare pour jaamaarloog Mauritanie Cheikh El Hadji Abdou Aziz moo jóg ñaan ni may leen ma dem waxtaan ñaan Abdou Diouf mu may ko mu dem waxtaan ak waa Mauritanie waaye ba mu ñëwee déclaration ba mu njëkk a def mooy dañu dialogue bi yàlla na tegu ci dëgg ndax mu continuer kon mbokk yi lu teguwul ci dëgg du continuer ñi jege président bu ñu ko bëggee dimbali nañ ko wax ni réew mi ñooy tànn ku leen neex fal ko réew mi ñoo ko tànnoon fal ko réew mi bu dee dañoo bëgg a tànn keneen nañ leen bàyyi ñu tànn ko moom mu présenté bilan am sénégalais yi man loolu laa gëm bu ko sénégalais yi fal ci bilan am ñu fal ko buñ koy sanctionné ñu sanctionné ko ndax àdduna bi nag jeexagul c'est pas la fin du monde mbokk yi président ku am avenir nga koo xam ne même bu la Sénégal wanoon ginnaaw tey Nations Unies da lay tàllal loxo kon yow sa avenir dafa leer bu la kenn jàpp otage yow la sénégalais yi fal toogal ak ñëpp nga waxtaan ak ñoom yow yaa am responsabilité tey ci sauver Sénégal ci situation bi mu toll ñi la wër ñëpp kenn falu leen yow la sénégalais yi fal te tànn ñi la wër ñëpp ay candidats la ñu woon sénégalais yi dañ leen a sanctionné kon encore une fois pour résumer tubaab bi dañuy wax ne la paix c'est pas un mot mais c'est une mode de vie jàmm du lu ñuy wax mais lu ñuy dund la man ànduma ak opposition yàgg naa di ko wax ànduma ak pouvoir xajuma ci benn parti man ci parti bu ñuy wax Sénégal laa bokk waaye lu teguwul ci dëgg du dem encore une fois la classe politique il faut ñu respecter sénégalais yi respecter réew mi xam ni ñoom ñooy minorité ci réew mi kon nag te réew mi jàmm rek moo fi xaj leneen xaju fi ñu fàttaliku discours yi Cheikh El Hadji Abdou Aziz daan def Cheikh El Hadji Abdou Aziz ku miin waxtaanam daan na wax yaa ayyuhal lazina amanu kunu bil qisti aay boobu laayam la kunu bil qisti yéen ñi gëm yàlla na ngeen nekk peuple boo xam ni da ngeen di tegu ci justice ndax mbokk yi jàmm pour mu am il faut justice am néewuñu réew mi amul justice mais justice bi am na ci ñoo xam ni gisuñu ci seen bopp encore une fois ndax justice bi la boo xam ni dafa làq doom dóor doom man loolu laa xalaat te su ma toogoon ak Macky Sall loolu laa koy wax ndax loolu laa gëm ndax gëm naa ne sama bàmmeel kenn du ma fa fekk waxuñu ni Khalifa Sall def na wala deful mais am na ñu def lu def ñoo xam def nañ li mel ni Khalifa Sall def te ñu ngi ci ginnaaw président de la République te tey même bu doon Khalifa Sall loi moo ko téye jàpp nañ ni loi boobu am na lu ko ëpp doole ndax loi bi du alxuraan du bible loi boobu li ko ëpp doole mooy jàmmi réew mi kon réew mi il faut ñu waxtaane ko bugguma sori ci dossier boobu ndax dossier la bu nekk ci yoon te xamaguñ lu ci yoon di wax waaye encore une fois monsieur le président de la République sénégalais yi yow la ñu fal kon il faut nga jël say responsabilités pour Sénégal jéggi situation bi mu toll ngeen baal ñu àq seen kaddu point net seen mbokk El Hadji Malick Dramé wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu